asalaamaaleykum waa Cité Lamine asalaamaaleykum waa Cité Lamine ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di wax ni nag wax dëgg yàlla bég nañu bégati nañu sax parce que nag seen taxawaay bi du tey rek ngeen ko def ay ati at ngeen ko def ci sunu ginnaaw ngir jàppale le frère le secrétaire général Idrissa Seck kon tey bu ñu ñëwee fii mënuñu bañ a feeñal sunu mbégte mënuñu bañ a feeñal kàddu yi cant parce que nag seen taxawaay ak ñun dafa yàgg ci le frère Idrissa Seck ngeen di ko jàppale musu leen cee tàyyel benn yoon ba mu nekkee dans l'opposition ba nëgëni musul yéen ak moom mu nekk ak moom ngeen nekk ak moom ak le pouvoir quelques années yim ci def musu leen bi mu ci génneet musu leen ko bàyyi ça veut dire dafa am loo nga xamante ni nag moo leen ko jaral da ngeen a gis ci moom ay qualité kenn ku nekk bi nga jëlee rajo bi wax nga Idrissa fi mu jaar ak waa Thiès donc loolu moo tax ngeen nekk ci wetam suba ak ngoon nu leen ko bàyyi parce que nag loolu mooy li nga xamante ni la ñuy séentu ci responsable soo amee say militant am sa population da nga leen di jige di waxanteeg ñoom ay kàddu yu dëgg di leen dig loo nga xamante ni mën nga ko def di leen wax sa yéene te it ñu cay am lu ñu gis ca digg ba nga leen di dig loolu la Idrissa nekke ak waa Sénégal rawatina ak waa Thiès gii kàddu yi mu njëkk a wax sànq Oumy Bey bi muy wax na ko ni Idrissa li mu programme yi mu aman Cité Lamine ci la bokkoon ci deuxième tranche yi mais bi saytaane ñëwee ba nga xamante ni indi na problème yi foofa fa mu yeman ba nga ni fa la Thiès yem ci li mu fi defaran dara yokkuwu fi kon li Oumy Bey wax du waxu politique parce que nag toll nañ foo xamante ne lu ñu wax ñu ni politique la mais wax bi du waxu politique wax bu dëgg la wax li nga wax dafa nekk loo xamante ni réalité la kon Sénégal war nañoo yeewu Thiès it war nañoo yeewu bu baax a baax a baax a baax parce que nag li ñu fiy dox ñi ànd ak le pouvoir central amul kenn ku ci ànd ci loo nga xamante ni conviction la yoo mën a gëm lu dul sa ay intérêt personnel mais du loo àndee ak Macky Sall pour lu mu defar Thiès gi nga xamante ni ñoom xeexe ko guddi ak bëccëg mooy seen pexe kon waxuñu fi benn projet parce que li fi nekkan ci ay projet nekk fi buñ ñu considéré woon war a mën a wax ak le pouvoir central ñu mën a àggale projet yi parce que c'est des projets yoo xamante ni Sénégal la ko moom Thiès a ko moom kon kumba am ndey bi ñu leen di wax ak kumba amul ndey bi loolu mooy li nga xamante ni mooy dëgg te duñ ko noppee wax benn yoon loolu il faut ñu koy déplorer ku ànd ak Macky Sall koo jóg tey chef de service boo mën a dégg directeur boo mën a dégg ngeen tey ci rajo yi directeur Dakar Dem Dikk muy luye ay biis ci turam di ko def ci facture am mais loolu fan la tege uniquement parce que lim leen wax ni ne bo chef d'état buy wax say ministère say directeur de service dem leen campagne yi ku nu gañe ma dàq la mais moo leen def loolu lu ñu mën a def bu ñu yaakaar ni duñ leen mën a couvrir du leen mën a protéger du leen bàyyi ñu def du waxee noonu loolu moo waxee nekk na wax yoo xamante ni wax yu irresponsable la donc li ñuy déplorer loolu ñun dëgg la ñuy wax nekkuñu dañuy wax dañuy sànni ay xeer non dañuy wax loo nga xamante ni c'est la réalité dañuy wax loo nga xamante ni lu nu mën a gis la donc moo tax cette année-ci coalition bi nga xamante ni moom la ñu taxawal mu 10 partis jiite ko nekk na lu leen jaaxal lu leen tiital tey nag ku ci tiitul it wax dëgg yàlla ñoom day ci seen biir ko waxtaan ak ñoom xam nañ ni yëf yi am na changement te changement boobu mu am defe naa ni ko responsable yi waxee kenn ku nekk fàtte say intérêt uniquement pour mën a gagner élection yi nu jëm gagner ko avec la manière pour mën a gouverner ensemble cohabitation bi nga xam ne moom lañ koy imposer nekkul cohabitation ba mu te ay xeex la wala ay dóorante ay jaasi déedéet pour mën a ñëw teg Sénégal ci yoon parce que nag Sénégal dafa soxla avancer fi mu ne fi ñu yeman ba ci coono yi gën na tar gën na secteur boo dem ma ngay feebar kon nag il est temps que ñu mën a taxaw pour ci élection yi ñu jub war cee mën a wane suñu bopp bu baax a baax a baax xaalis bi dina bari tiitalaate bi dina bari mais nag nañu ànd ak sunu ngor ak sunu fulla il faut que ñu diiñ ci li sunu valeur yi na am mën a bañ nañu daan bañee mën a xam ni nag
leen seen pexe yëpp Thiès mooy li moo leen gën a ñor te Thiès nag yéen a gën a wax xam ni li fi nekkoon jógu fi et non seulement ñun ñi fi nekk en tant que des maires de commune lépp lu ngeen fi gis rek muy commune nord muy commune est muy commune ouest ñun ñoo ko fi def bilan yu leer la ñu am loo ngeen fi gis rek ñu def ko fi ñun waxuñu waxi kese ñun suñuy wax dafa nekk jëf ji moo ko tungoom wax dafay niroog jëf li nu jëf dafa leer nañ ku leen mën a wax rajo yi nag ñiy woy a ngi woy ñiy taaxuraan ngi taaxuraan ñiy wax leneen a ngi wax leneen waaye jëf du niro ak waxi kese il faut que nit ñi yeewu ñun li ñuy wax dafa nekk lu leer nañ li nu def it dafa nekk lu leer média yaa ngi nii di tàllali rajo di tàllal ñeneen rajo mais ñoom seen bopp mën nañ ñu atte amuñu dara loo xamante ne mën nañ koo gis que la mairie de la ville ni moo fi def lii ku ko mën a gis ci koñ bii wax leen ko du lampe du ndox du remblement boo xamante ni li ñuy remblé comme di sëkk nawet amu leen benn camion bu fi mos a dugg fii ci commune bi lu dul commune Thiès Est kon donc bu ñuy wax il faut que nit ñi di déglu xam kii wax dëgg ak kii wax loo xamante ni day wax uniquement pour di xam nga waxi dëgg bokkul ak wax yoo xamante ni da ngay wax pour di yërëmtalu ñun duñ ci yërëmtalu dañuy wax dëgg nit ñi nag ñooy choisir le moment venu ñun li ñuy wax dafay nekk loo xamante ni ay jëf lañ ko booleel ay jëf nag mënta niru ak i waxi kese. terrasse na dégg nga maanaam wax ji dafa dem ba nga xamante ni dafa ëpp il faut que ñu arrêter fo bi il faut que ñu waxante nit ñi dëgg mënuñu la jox maire nga amee budget ay 1 milliard et poussière wax dëgg yàlla te mënoo taxaw ni réaliser nga fii lu dul naan ay 26 millions nga def ci foyer de la femme uniquement la reste lan mënoo wane leneen defaroo mbalit mi état moo ko yore defoo addition d'eau defoo éclairage pièce de rechange waxi nopp mais kon donc ana bilan bu mën a wax chaque fois ñu dajale nit ñi pour wax ni dañuy def audience publique mais waxi kese projet yomb na projet tëgg projet dafa yomb mais kañ la projet yi réalisé wu ñun nos projets yi ñuy wax chaque jour ngeen gis ci yéen a ngi ñëw gis nos inaugurations marché xel ga mi ngi fi ban ko waxee dañ ca teg sunu bakken sunu fulla ak sunu fayda réaliser ko biñ koy inauguré yéen a nga fa woon champ de course bi ñu tuddee Ndiaw ma code avec un montant de 63 millions et quelques ñëw champ de course li ñu fi def ren parce que à hauteur de 48 millions grille de protection projecteur joxe subvention yi difficilement def nañ ko mais malgré dañ ko wax jaayante woon ak sunu population pour mën ko réaliser donc li ñuy wax man ak des cases des tout petits ak yeneen poste de santé yi ainsi ak social liñ ciy def moo tax ñu ne ñun tëjuñu suñu bunt waxuñu digguñu kenn loo xamante ni lu nu mënul la duñ ko def am nañu yéene parce que nous avons 22 quartiers Cité Lamy moo ci ëpp yéene biñ ci am amuñu moyens yuñ ko mën a defaree mais dina tax it moo tax ñuy gën a jege population bi di mën de wax ak ñoom wax leen suñu projet yi ñu am di yaakaar it yàlla jox na loolu moo tax ñu xam ni nag gëm ngeen ni yéen tey jii que le pouvoir tey bu deman desan ci suñuy loxo Cité Lamy liñ ci yéene dinañ ko àggale ñun nekkuñu ñoo xamante ne dañuy ànd ak président Idrissa Seck uniquement pour di ko jeter des fleurs parce que c'est quelqu'un boo xamante ni moom il est ambitieux et puis yéeneem ñëpp a ko xam kon donc jëratul moom muy campagne nit ñi naan nangam ak nangam nit ñi ñoo war a choisir déglu ñi nga xamante ne dañ nax ils ont là depuis presque 5 ans lan lañ mën a def Thiès dégg naa ñuy wax naan projet àggal leen ci à hauteur de 80% c'est pas vrai. c'est pas vrai suñuy réalisation la ñu jël boole ci di wax ni ak dem nañ à 80% des chantiers stade Lat Dior est là jusqu'à présent depuis chaque ren wax nañ dañ def dina pare dégg naa même le promoteur ki ko yore l'entreprise bi ko yore di Mbaye Faye wax na ba ma waxee champ de course ñuy def inauguration ba mu xëyee suba la may attaqué ni bu ma waxee la ma waxal mu porté ma plainte nee ko na comme na dem suba la mu waxal ba nëgë ni stade bi bougé gul amagun ci yaakaar parce que nag toujours ñu jaar fa Thiès la ñu dëkk kon donc bu dul nag marché xel ga sport du Thiès wàll li nga xamante moo féetal ci football kon dina gën a tumuranke ODCAV ñoom mën nañu seede dama bëgg ñu xam ne nit ñi wax dëgg
ak wax loo nga xamante ne da ngay wut lu neex Macky Sall uniquement pour di daw foo làqatoo ci moom ñun yooyu duñ ci fekk ñi ànd ak Macky Sall toppoon ko lu dul seen intérêt personnel kenn jëral ko mu dóor ci taabal ni ko tey boo deful li nangam nangam donc nous rendons grâce vraiment nous rendons comment dirais-je grâce à Dieu di ko sant bu baax a baax. alors monsieur di gërëm aussi comme li ma la wax rek parce que nag parmi ñooñu bu ne ñëpp a yem am ñu gedd seen cër bon duñ waxuñu ko pour politique ah parce que Thierno Alassane Sall li mu def nii ba ñu dàq ko ñun liñ ci am comme information kooku dinañ xam ni dafa am lu mu doon bañ pour parce que sénégalais la jël tubaab yi bëgg ñu noot continuer ci nooteel gi mu bañ ko donc dañ koy féliciter ci loolu mu def acte boobu parce que acte bu noble la waxuñu dañ koy woo pour ñëw magum jëmm la ay il est libre de choisir def lu ko neex mais nag ku def loo xamante ni lu la war a mën a saluer la il faut que ñu saluer geste boobu donc foofu la ñuy yem ci wax loolu ci moom mais revenir encore pour di wax ni l'État dañ koy lancer un appel que décentralisation bi ci affaire carte électorale yi il faut que ñu taxaw ci mënuñoo def pare inscription yi depuis un certain moment mënuñoo fexe ba distribution bi ñu rester toujours espace jeune ni foofu lañ koy defee te ba carte yu bari pourcentage bi war a dikkagul te nous sommes à le 2 mois presque des élections carte yi genn wàll gi ñëwul loolu dañ koy déplorer que nañu def tout ko indi carte yi sinon ñun dinañ descendre dans les rues ou dem ci fi ñuy joxe carte yi ou dem dans le préfet le représentant de l'État wax ko suñuy naqar ak suñuy soxla dinañ jaral lu nekk nag du ñu nekk ba veille 2 semaines des élections ñuy soog a indi carte yi comme ni ñu daan def uniquement pour di bluffer nit ñi loolu duñ ko nungu tey duñ ko nungu ëllëg carte yi il est temps que mu ñëw nous avons besoin des cartes électorales sonn nañ ci inscription bi daj nañ ci lu ne commission yi fu ne guddi ak bëccëg nit ñi di ci sonn di ci fanaan il est temps que nag ñu war a mën a joxe carte yi donc ne nit ñi am fulla am fayda parce que li ñuy def lépp c'est bien beau mais nag carte yi moo ko yore carte yi nañu fexe mu ñëw dinañ ci wax dinañ ci dox pour que carte yi que vraiment ñu mën koo yóbbu dans les lieux yi nga xamante ne fa la doon inscrire muy commission yi ñu mën a séddale carte yi normalement mais du ñu bàyyi ñu nekk ba 3 semaines des élections yàgg nañ ko def parce que fii ne tiit nañu jaaxle nañu pexe bu ne ñu ngi koy jéem a def mais nag béy wees na mbuus donc ñun li ñu soxla mooy ñu indi carte yi loolu nañ ci taxaw di lancer nag appel encore que vraiment mobilisation bi ngeen def am nañ ci kontaan bu rafet am nañ ci mbégte parce que loolu ngeen mus a àndee ak ñun donc ñu wax ni Lions yi xaj na tey Oumy Bey ñoo aye ak ñoom madame Gaye ak ñoom Marème Ndiaye mais que loolu dafay continuer ci commune est bi pour que ñu mën a sensibiliser nit ñi mën a sensibiliser population bi pour que ñu delloo si waat seen xel pour que ñu mën a fexe ba élection yi ñu mën cee taxawaay bu mat sëkk loolu moo tax li ngeen def il faut que ñu sant leen ci remercier leen ci sant aussi seen responsable yi nga xamante ni ñoo nekk fii tey Cité Lamy mu ñoom Aïda Gueye ñoom Ndeye Niang ñoom Pape Diop grand Mass Fam ñoom Ali Tunkara ku lim di nga jóom Maymouna Diop di sant aussi di nuyu sama jigéen Maymouna Dieng parce que biig rek waxtaan nañu waxtaan woo nga xamante ni macha allah wax dëgg yàlla muy feddali yéeneem ak feddali engagement bu mu am bëgg a ànd ak le frère Idrissa Seck te fii la bokkoon ci koñ bi kon loolu tam dinañ ko bu ñëwee ba fii ci koñ bi dinañ ko yóbban xam ni ko ñu ngi sa koñ ñu ngi lay sant ci acte bi nga taxaw di fas yéene nag ci ànd ak moom tam ci loolu ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi nekk parce que nag mbégte mënta passé lii léegi leen jógee quinzaine de la femme ñëw fii ci li ngeen def ëllëg it ñu dem faneen donc loolu la ñu sas pour que ñu mën a jege la population proximité mënta ñàkk ci lii nit ki da ngay dem ci moom di ko wax dëgg mais fii mu ne nag lañ naan jàkke yi ñëpp nodd na ku ne jóg waaye nag bis bu ñu jëlee pare bala bu ëllëgee ñu bari ñuy nekk fii di calli dootu leen gis dootu leen dégg kon nañu ànd ak sunu fulla ak sunu fayda li may wax dëgg yàlla dama koy yéen a ma ko gën a xam parce que wax ngeen ko fii wax ngeen kuy Idrissa kenn dootu ko wane ci Thiès donc nag coalition lañ am boo nga xamante ni muy coalition boo nga xamante ni wax dëgg yàlla il est temps ñi ci bokk ñëpp kenn ku nekk ñu jóg joxante loxo jàppandoo àndandoo uniquement pour mën a surveiller élection yi parce que élection la yoo xamante ni nag lu mu leen jaral nañ ko
lum leen jaral rek jaral nañu lu ko ëpp. kon nañ ci teg suñu fulla ak suñu fayda ñoom nag seen i pexe bari na ndax ñoo yore seen i moyens mais nag dafa naa ne jour élection yi ni ñu daan taxawee ci centre yi ni ñu daan taxawee ci taxawaay ci population bi ci militants yi loolu la wan fa wan te loolu xam nañ ko mën nañ ko te it ñu ngi leen di xaar toujours carte yi daal il est temps que nit ñi dem génne ko ñu indi ko bu baax mais duñu wax ni duñu xaar ba 3 semaines ñu koy soog a indi kooku moom dañ koy déplorer defar nañ koo pare nañ ko indi luñ ciy téye il faut que yooyu tappale yi dafa bari doy na dafa doy te lu ëpp tuuru kon nag loolu laay wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment lii na continuer parce que nag doxantu bi mun ñu ko arrêté fi mu ne ubbi na ëllëg ñu ngi jëm beneen koñ ëllëg ñu ngi jëm beneen koñ dinañ sillonner toute la commune de Thiès Est parce que nag mooy la plus grande commune boo xamante ni li inscrire 76000 poussière 71000 et poussière inscrire nañu ñoo ëpp bu ngeen xoolee ci fichier bi déjà ñëw na ku ñëw mairie di nga vérifier sa tur xool ndax ma nga ca wala sotte nañ la wala déet loolu tam lu jar a bàyyi xel la responsable politique bu nekk bi ngay bindu wala ki nga doon yóbbu muy bindu fichier baa ngi mairie ñëw leen ngeen xool ko bu ngeen ko xoolee xool ba xam omettre nañ kenn wala déet loolu c'est très important que loolu dañ leen di lancer wala appel boobu tey lu ngeen doon sonn ba nga xamante ni tuuti moo ci des àggale leen ko rek xam ni nag la victoire moom dina ñëw incha allah bu soobee yàlla yent bi jërë ngeen jëf waaw.